waaw mbokk taalibe yi mbokk jullit yi seen mbokk taalibe Mame Zikroulah nuyu fi leen daan nuyu seen télévision Mbacke Fall TV askan wi di nuyu baax di leen ziar di ñaan si Muntaxa yàggal ko wéral ko yàggal si am ni Modou Mbenda xalifa général ku lu Baye Fall tey nag ñu fii ci Pikine seet si soxna Fatou Wade maa ko soxna Kine Wade di jàmbaar ku ni Pikine ni soxna Fatou Wade ku ni Pikine Nord ni soxna Fatou Wade muy ko baax lool di jàmbaar ko soxna nuyu baax seen télévision Mbacke Fall TV. auzu billahi mina sheytaani rajim wasalaatu wasalaam ala rasulillah. mbokk yi maa ngi leen di nuyu nuyoo bu gën a sell di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu waa Mbacke Fall TV di leen ñaanal yokkute bu baree bari waaw ginnaaw bi ma nuyoo waa Mbacke Fall TV di leen ñaanal tam maa ngi nuyu samay ñaari waajur di ñaanal ki dëddu yàlla na ko yàlla xare àjjana ki fi des yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko di ñaanal sama borom kër gi nga xam ne fu ma teew ginnaaw yàlla moo ma jàppale ak ñi nga xam ne maa ngi ànd ak ñoom ci commune bi di liggéey ak ñoom suma frère Ndiankou mi ngi nii toog suma frère Malang Bamba mu ngi nii toog ak ñeneen ñi nga xam ne teewuñu fi maa ngi jox ñëpp sama nuyoo ak ziyaara ak ñaanal leen. soxna Fatou ñu ngi lay ziar baax di la béggee baax di ziar baax sëñ Ndiankou baax ku la xam-xam ko kon ni nga ko waxee sëñ Mala ñu ngi koy ziar baax defe naa yaa ngi ñoom yéen a bokk parti di parti PDS di parti sunu maam Alaaji Ablaye Wade bëggoon nañoo xam kan mooy Fatou Wade. waaw maam Ousmane maa ngi lay nuyuwaat bu baax di la ziarate di la ñaanal yàlla yokk fan yu lool yokk wér gi. amiin maa ngi tudd Fatou Wade di présidente des femmes de la section de Pikine Nord bu membre bu parti démocratique sénégalais di membre comité directeur di tamit deuxième vice-présidente à la fédération du département de Pikine bokk ci parti bi tamit di yëngu tamit ci parti PDS ngir jëmmi Abdoulaye Wade ak Abdou Karim Meïssa suma candidat may nuyu nag bu baax a baax sunu secrétaire général góor gi nation muy maître Abdoulaye Wade di ko jox sama nuyoo bu am commencement waaye amul fin tey itam di nuyu suma candidat suma président muy Abdou Karim Meïssa Wade di ko ñaanal yàlla delloosi ko fii ci réew mi ba fi mu bëgg a egg yàlla suñu borom eggale ko fa. bëggoon nañoo xam soxna Fatou kañ nga dugg ci politique ak lan moo dugg ci politique. waaw maam Ousmane man yàgguma ci politique. waaye nag sawar naa cee dugg te laaj boobu nga ma laaj aussi dama ciy sawar a tontu lool ndax tey dama toll woon ay jamono sama yaram sutante lool sax jamono yooyu Ablaye Wade nekkagul président de la république bi mu sutantee feebar bi faj ko tëma lool ma jaaxle lool itam yàlla def en 2000 Ablaye Wade jël pouvoir bi mu jëlee pouvoir bi bon ñu tenté chance suma benn frère ne ma nañ bind góor gi lettre ñu xool ba xam dinañu ci mën a jàppale yàlla def ñu bind ko lettre ma jël lettre bi yóbbu ko palais dem déposer ji ko teguñu ci ay fan yu néew rek docteuru Ablaye Wade daal di may woo muy général Mara mu ne ma Fatou Wade naka def ma ne ko maa ngi fi mu ne ma naka sa yaram wi ñuy dégg ma ne ko mi ngi féex mu ne góor gi de nee na nañ la faj ba nga wér tegal na la 15 millions nañ la faj bul am benn jafe-jafe boo xëyee na nga dem hôpital principal boo demee nga laajte adjudant Matar bu ko defee ñoom dinañ la indiquer mais yàlla def na ci kàttanam sax laataa may taxaw ci buntu principal bi di laajte fekk naa adjudant bi di laaj ana Fatou Wade waaw yàlla def bi ma ñëwee tamit dugal na ma ci hôpital bi wax dëgg yàlla sama lépp ñu saytu ko lépp nag aussi ñu gaawantu ko ci nu mu gën a gaawee saytu bi nu mu gën a gaawee def nañ ko tey def nañ ko nu mu gën a rafetee ñu xool ne Sénégal kat feebar bi amuñu matériel yu ñu koy fajee ñu ne il faut daal mu génn Sénégal bi mu ne mu génn Sénégal Ablaye Wade ne leen lu ci war nañ ko def parce que je tiens à elle beaucoup ñu daal ne ma waa Fatou yow loo bëgg ci sa feebar bi ma ne leen wér rek yàlla nag moo ko yor waaye bu ma ko mayeet ma jël ñu ne ma dañ lay génnee Sénégal de yow léegi fan nga bëgg a dem ndax góor gi nee na ñu yóbbu la fi nga bëgg a dem bu dee France wala fan nga taamu man leen tey ngeen maa yóbbu Maroc comme feebar bi moom risque la te itam jullit bu nekk bëgg nga booy dee ami taxawu te Maroc ay jullit lañ
wax dëgg yàlla di nga dégg laa ilaha illallah di nga dégg allahu akbar di nga dégg bismillah ma xam ne bu ma nekkee ci yenn jafe-jafe yi mën naa am dinaa dégg bismillah dinaa dégg allahu akbar lii moo tax ma ne leen yóbbu leen ma Maroc ñu daal di may yóbbu Maroc yàlla def ñu opéré ma mu réussir te fekk man doon naa say parcelle sëy naa fa fukki at ak benn yàlla may ma fa takk ndeer mais bi yàlla defee ma jóge fa tamit bi ma ñëwee fii Ablaye Wade jël ma engagement ñu opéré ma opération bi réussir ci laa am sama benn bant bi ñu tuddee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon defe naa góor gi nation moom sama góoru bopp la macha allah dama koy ñaanal yàlla yàggal ko fi wéral ko bàyyi ko fi ba doomam ji di dugg pale mu gunge ko ñaanal ko nam ko defaloon Macky Sall ñaanal ko nag toog noppaliku wax dëgg yàlla loolu lay ñaan yàlla defal ma ko ginnaaw loolu nag ci loolu moo ma tax nag jóg dugg ci politique surtout bi ñu tëjee Abdou Karim Meïssa Wade non bi ñu tëjee Abdou Karim Meïssa Wade bi ñu ko woowee mu ne bu dee guddi ma fanaan si bu dee bëccëg ma yendu si ñu woo ko mu am jom ju toll ni Wade kaas moom tamit ndeysaan daal di ñëw ñu daal di koy yóbbu jugé ko tëj ko ci laa ne nag takkaayu jot na ndax ñii dañoo takkaayu woon ci sama wéradi dinaa takkaayu musuma politique xaw ma politique mais tey laay takkaayu jéem a politique nag ngir soutenir suma frère bii de Abdou Karim Meïssa Wade lii moo ma dugal ci politique. macha allah xam nga man bi ma nekkee xale dama daan gis Ablaye Wade di romb ak otoom ñu naan soppi góor gi dooleeluñu góor gi dolliñu boo man dama ci daan topp rek di daw ndax xale laa damay daw ba gisatuma leen ma wàññeeku ñëw. Bi yàlla defee nag bi ma feebaree noonu ba mu jël ma charge yàlla def man tamit bi ma commencé di politique ba dugg ci ba dem seeti Karim Rëbës waxtaan ak moom jour bi ma Karim njëkkee gis Rëbës ma ñëw mu recevoir ma bi ma séenee dafa jóg taxaw mu ne Dieu merci Fatou Wade état santé man ko sant yàlla man maa ngi inquiété wu fii nga nekk ngay inquiété wu ci sama santé mu ne ça fait rien lii ci sama dund la bokk dama ko war a dund mais day jeex man damay assumer lépp parce que lii du dara mais man maa ngi xalaat yow sa santé bon léegi man ma toog ba yàgg may seetaan télé journal yeex yooyu ma gis sama géwalu juddu bi nga xam ne biñ ma mayee fii moom moo ma muuroon ma dem sëyi muy tagg wàddeen yi bi muy tagg wàddeen yi mu tudd sama maam ba pare mu tudd papa Ablaye Wade ma daal di dem këram muy mère Soxna Fall ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm mu ne ma ne ko maam Soxna man dama laa seet si woon ndax man dama dégg nga tudd sama maam Demba Fall après nga tudd Mor Talla Wade mu ne ma Demba Fall Wade moo jur sa maam Njaga Wade sa maam Njaga Wade moo jur sa baay Alioune Wade moo la jur yow mii di Fatou Wade mu ne Demba Fall Wade ak Mor Talla Wade seen ñaari baay bokk benn baay ci laa jëlee lettre bi ma bindaat Ablaye Wade ma bind ci Fatou Wade sous couvert de son grand-père Demba Fall Wade lii moo indi sama lettre yépp ma di ci def sous couvert de son grand-père Demba Fall Wade ndekete noonu laa bokkee ak Ablaye Wade te xawma ko woon moom it mu jël ma charge di ma faj te xamul lu ma bokk ak moom daf ne comme citoyen la rek nañ ko faj mu wér ndekete yoo dereetam la mu toppatoo ma nag bi mu yëgee loolu mu gën a tee am contentement di ma toppatoo bàyyiwuma seetaanuma ci dara lii daal laa xam ne bokkee naa ko ak Ablaye Wade waaw te noonu laa xam ne noonu la fa demee daal. waaw ku ne xam ne nag ñu ngi jëm ci élection maire yi di le 23 janvier ku mosaan wax élection daal ni PDS te ko xam Soxna Fatou Wade xam ko PDS te defe naa élection yi àndoo waa PDS si kin fi samp bëgg nañoo xam lu ko waral. waaw maa ngi lay jëfalaat maam Ousmane bu baax a baax maa ngi lay jaajëfalaat bu baax élection yi avant muy am bi ñuy commencé di waxtaanee élection yi dañ doon joxe fiche yu nga xamante ne pour coalition bi la ñu woote réunion ba ca mairie Ablaye Ndiagaña biñ fa wootee ñun ñu dem ca réunion ba bi ñu demee ci réunion bi aussi ñuy waxtaan daal ñu ne parti bi de moom saa su ne day dem coalition bu ñu demee coalition dina baax ndax toogaay bi ci parti bi yàgg na te karimis yi ñoo nekk ci terrain bi rek tout le temps di réveiller waat parti bi bu baax a baax xam nga parti opposition moom bu wàccee rek daanaka ñu bari bu ñu dëgërul lool amuñu ngor lool duñ fa toog
bi yàlla defee loolu nag Ablaye Wade ku ne xam na ne moom toujours dinay dem coalition ñu ne comme dañuy dem coalition de bu coalition jotee moom baye boo ñu dem coalition rek ñu liggéey. Bon léegi fi ñu joxee fiche yi ñu ne Pikine Nord sama président yëkkati loxoom ñu yëkkati fiche jox ko moom man tam maa ngi toog ci ginnaawam. Secrétaire bi di Vieux Ndiaye daal di moom tam yëkkati loxoom daal ne man tamit maa ngi nii ñoom tamit ñu jox ko fiche biñ ko joxee ba pare dañu tourné daal di laaj président section bi ne ko waaw commune Pikine Nord kañ la mel nii mu ne ko xanaa ngeen laaj ko moom président bi mu ne xanaa ngeen laaj ko man tam ma ne ko président doo ma abal sa fiche boobu ma liir su ma paree delloo la ko mu ne ma man dama doon wax sax su ma demee kër ga dinaa ko tiire ay copie jox la sa bos jox awa pasam ma ne ko waa damay liir rek xool fi ma ko joxee may liir après ma dégg ki ma dendal muy kiñ fi teg candidat daal di commencé di xuntu commencé saaga ma daal di yëkkati sama chaise ñoom Mame Diarra Fam nga fa woon ñoom Marie Sow Ndiaye honorable Nogay Seck ñëpp nga fa woon daal parti baa nga fa woon ñoom Jagañaa Ablaye Diop tout le monde léegi ma ne xaaral ma yëkkati sama chaise ndax man Fatou mosuma xuloo mosuma xeex te dama ko ragal daal di yëkkati sama chaise di dem mu ne ma boo ma tontoo ma def noonu sa ndey ma ne ko man jéggal naa la parce que sama yaay wàllu yu la duma delloo saaga daal di jóg dem toog na le mu daal di ne dama ko préparé woon ba dama jiital sama tubay affaire yooyu léegi ñoom Mame Diarra Fam ñëw couvrir ma daal ne Fatou Wade jàmbaar la ci parti bi te itam xamewuñ ko coow kon dañ koy couvrir ba mu ñibbi këram ñoom ñëpp ñu jóg après benn maire Nogay Seck téye ko mais monsieur le maire Ablaye Diop fii Njagañaa fii man tam ba tey tontuwuma ko delloowuma ko saaga parce que man yu ñaaw yooyu bëgguma ëllëg mu nekk samay archive bon léegi man tamit ma daal di taxaw ne ñoom ñu couvrir ma jëlal ma oto suma président section ñëw ne bàyyi leen maa ko fi indi woon maa koy delloo daal di may indi ba sama kër bi ñu toogee noonu nag léegi ñu ne nañ leen dem dañu war a dem élection nañ tànn candidat xam nga ku ne xam na ni élection maire yi gox moo koy tànn ñun bi ñu waxtaanee man ma nekk candidat Awa nekk candidat moom mu nekk candidat président bi nekk candidat secrétaire UJTL bi nekk candidat donc ñu nekk 5 candidats bon léegi ñu ne dem leen consensus parce que benn candidat rek moo mën a nekk ñu ne kon nañ bàyyi ba suba ku nekk waxtaan ak xelam ñu mën a def consensus bon léegi bi ñu demee ba ci suba gi ñu woo ko moom candidat bi mu ne moom ñëwul bi mu nee ñëwul comme ñun ñëpp daje nañ moom rek moo ci manqué ñu dem consensus ma ne leen man PDS deseelu ma dara te itam duma xëccoo dara kon nag sama part ci candidature yi man jox naa ko président Omar Traoré Awa Diop tamit ne man sama part jox naa ko Omar Traoré Adama UJTL ne man tamit sama part jox naa ko Omar Traoré ma ne leen ko loolu nañ leen ko bind lettre ku nekk na bind lettre am signé parce que këyit dafay wóoral nañ ko bind signé ñu jox ko président bi man maa njëkk a ñëw bind lettre signé jox leen lettre bi ñoom it ñu bind lettre signé jox ko président bi jël lettre bi jébbal ko parti bi muy kan docteur Cheikh Dieng ak Saliou Dieng chargé des missions donc man awma ci lu dul xëy suba rek dégg ay sabar di tëgg fii xale yi sax ñoo ma woo ñoo ma fekk sama kër tëdd naa ay boor yi timis passé yooyu ñu ne ma tata Fatou kon yow parti bi tegu la candidat man ko luy loolu ñu ne ma yow teguñu la fi man leen man dama joxe sama part suma président laa ko jox ñu ne déedéet teguñu kooku ñoom ñi ngi teg ki nekk fii vieux ma leen ñu am kon baax na loolu la yàlla dogal waaye dama defe ne yow buñ la defee candidat sa premier objectif mooy ma woo nag section bi toog ak ñoom waxtaan man loolu laa jàpp bien vrai que ñun suñu candidature yëpp jox nañ ko président bi mais comme Cheikh Dieng moom mooy tànn candidat am te moo ko fi teg def ko candidat d'accord nañ ba tey mais nga woote section bi nga ni maa ngi toog di waxtaan ak yéen kat di baalu bien vrai que kat dañoo doon waxtaan dem consensus mais comme yàlla lii la dogal man maay candidat bi dama bëggoon ñu waxtaan ngeen joxe ci seen xalaat mais woowu ñu ba le 2 n'est-ce pas que le 3 moo nekkoon dernier dépôt yi ba le 2 ma toog ba ay presque heure yi après ci la ma fekk man toog naa 2 jours avant ma woo président Doudou Wade mais jotuma ko woon mais après ba may julli moom rappelé na ma mais fekk maa ngi julli
bindal na ma sax j'ai rappelé bon ma toog ba heure yi rek Cheikh Dieng woo ma ne ma bon Fatou dama bëggoon nga dem waxtaan ak seen candidat ngeen toog ngeen waxtaan ngeen defar seen liste ngeen kii man ko ban candidat mu ne ma non xam nga yee mooy seen candidat affaire yooyu man ko Cheikh da nga yéex a woote yow bi nga waree woote woo parce que ñun dañoo defar suñu gox bi dafa tànn ki mu tànn teg ki mu tànn gox a koy tànn comme gox bi kii la tànn dag ñeen ñoo war a tegal ki ñu tànn ñu ànd ak moom liggéey parce que majorité mooy dem mais comme de gox bi daa tànn yow nga tànn kooku du sama candidat sa candidat la du candidat parti bi sa candidat la parce que parti Ablaye Wade daf ñu jàngal comme quoi que képp kuy dem élection mairie na ko gox bi tànn kon gox bee war a tànn te gox bi ki mu tànn teggi nañ ko teg fee comme teggi nañ ko teg fee man dama jàpp ne ki tànn moo tànnal boppam comme nag moom moo seet candidat wam mu tànn te man loolu candidat bi woowu ma jusqu'au dernier ma xam nga koo demal réunion nga tibbal ko ay saaga yu doy waar di nga doo ko mën a woo ma xalaat ne xëy na looloo tax mënumaa woo lii de moo tax wax dëgg neex yàlla ànduma ak moom ci élection yi. waaw defe naa bi nga doon waa PDS defe naa yaa ngi ànd ak Lamine Gueye waaw bëggoon nañoo xam lan moo boole ak Lamine Gueye waaw ak Lamine Gueye yan qualité nga gis ci moom ba ànd ak moom. waaw ba tey ma lay jaajëfalaat rek sama ànd ak Lamine Gueye man dama toog fii bi ma toogee ba mu yàgg ma def fi calebasse ne leen calebasse bi képp koo xam ne bokkuloo PDS bu ci bokk ku bëgg parti démocratique sénégalais bëgg maître Abdoulaye Wade ak Abdou Karim Meïssa Wade dugal adhéré képp koo xam ne àndoo ci parti boobu àndal fi la neex mais bul dugg di yàq calebasse bi jigéen ñu bari fekk si ma ci ba ci ay góor ñëpp dugg ci calebasse bi vraiment bon léegi ñuy liggéey ci noonu bi ñuy liggéey ci noonu Lamine Gueye ñëw fii di joxe ci calebasse yi ma ne ko man ku dul PDS mënumaa liggéey yow am na ñeneen ñu dul moom sax ñu bëggoon a ñëw ci calebasse bi parce que ñoom dañuy seeti calebasse yi di leen tegal xaalis mais man sama calebasse nanguwuma ku dul PDS dugg ci mooy suñu leget yooyu ñuy def di def ay projet ay financement ndax man dama daan dem ci banque yi jël fa 3 millions su ma jëlee 3 millions damay fekk femmes yi selon li ngay liggéey ku ma war a jox 50 000 ma jox la 50 000 ku ma war a jox 100 000 ma jox la 100 000 ku ma war a jox 300 000 ma jox la 300 000 di ko liggéey ak banque bi boobu ba léegi nag femmes yépp ànd ceeg man ñu di ko def développement fii di ci liggéey wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu nekk ay démocrate man su may meeting fii su ma wootee fii fépp kenn du fi xaj macha allah. maa ngi jaajëfal sax waa commune Pikine bi yépp ak sama femme yeeg sama jeunes yeeg ñëpp ndax wax dëgg yàlla dooleel nañ ma biir Pikine benn nit rek mënul dara dañ maa soutenir moo tax ma egg fii tey waaw. léegi calebasse boobu bi ma fi Lamine bëggee seet si tamit Lamine sax ñëw na fii baax ba bëgg a dee ñëw seet ma bi mu déggaatee sama feebar. parce que bi ma Ablaye Wade recevoir ñun section bi daf ne dafa bëgg a recevoir section bi ñu dem bon bi ñu demee Ablaye Wade Vieux Ndiaye préparé na ko ba bind na benn PV yóbbul ko Ablaye Wade bi ñu ñëwee tamit ci laay doog a xam ne sax moom bind na lii bi mu ko joxee Ablaye Wade bi ko Ablaye Wade xoolee dafa laaj ko bind lii ñu ne ko moom sax moo ni man ñeneen ñi ne ko Vieux moo ko bind mu ne mais lii baaxul jël ko sànni ci taabal ji bon bi ñu jëlee foofu parole ba yeggal aussi tamit am na lu Ablaye Wade waxanteeg man ñoom ñëpp ñu ngi toog duma ko eggale ñoom bu ñu seetaanee lii dinañ xam ne lii Ablaye Wade waxante woon na kook man ma sant ko aussi ñaanal ko tëdd kawam lool nag wax dëgg neex yàlla mais Lamine Gueye ma gis ko saa suy communiquer nee na Ablaye Wade mooy idolam tey am na benn vidéo bu ma partagé ci internet bi mu ngi wax ne Amadou Diarra bu fekkente ne élément Ablaye Wade la te Ablaye Wade jàngal ko pourquoi pas buñ ko nee ana sa bilan du étaler bilan moom parce que ku xam Ablaye Wade xam ne bi mu jëlee Sénégal bu étaler lim fi def bu ko dindi woon Sénégal jeex kon donc lan moo tax Amadou Diarra royul ci jikko boobu ci Ablaye Wade ndax man Ablaye Wade mooy sama référence mooy sama idole lii Lamine Gueye wax na ko te mi ngi ci net bi yépp képp ku seetaan net bi di nga ko ci fekk te itam mu nekk koo xam ne day def social ma gis ne inondation bi mu amee fii ci Pikine Lamine Gueye dafa dugg ci kër yi fekk ñenn ñi nga xam ne dañoo inondé ba mënatuñu dëkk seeni kër mu génnee leen
fayali leen location des années. mu fekk ñi nga xam ne dañu jàng am seeni diplôme seeni parents amuñu moyen pour fayal leen formation mu dem fayali leen ñu eggale seen jàng. mu fekk jigéen ñi nga xam ne bëgg nañoo liggéey ci Lamine laa gisee mu génnee 10 millions tegal ko ay femmes ne leen liggéey leen. mu fekk tey suñu hôpital bi mu def fi consultation gratuite tey ku amoon ay bët yu metti sa verre jëndoo ko dañ la ko may. mu fekk année bi jot fin d'année bi mu jël ay cadeau xale yi nga xam ne seen parents yi amuñu doole dañu néew doole ndeysaan mu bettale am na koo xam ne dañ dem seeti ko defe ne woon feneen la bokk mu ne mënatumaa bokk feneen mënumaa dugg feneen ndax doom ci xol la sax te doom dafa neex. ma am sama doom ji sama moroom yépp jëndal seen doom yi ay cadeau man ma toog awma lu ma ko jëndalee xale bi di jooy ma dem marché ñëw rek fekk mu yore cadeau ma ne lii nag ñu ne Lamine Gueye moo doon joxe fee ay cadeau ñu joxaale ko mu ne keroog laa jàpp Lamine Gueye noté ko ba tey. ak comme yàlla def na nag doon nañu tàllal loxo mu dem seeti monsieur le maire Ablaye Diop waxtaan ak moom mu dem seeti Cheikh Dieng waxtaan ak moom bi mu waxtaanee ak ñoom ñi ngi teg seeni ay charte ak seeni ay affaire boo man foofu sax tontu naa fa Cheikh Dieng nee naa ko Cheikh temps amatul te kii yàgg na di leen topp ngeen di ko jox ay rendez-vous di koy changer donc nit ki boo ko gisee muy liggéey nekk nit ku compétent nit ku social nit ku efficace nit ku jël sa responsable def ko idole kooku da nga ko war a ànd ak moom ñu doole parce que parti yàgg na liggéey coalition nañ jéem a allié ak moom ñu liggéey après ñu joxewaat rendez-vous te boobu date bi jot na presque ñu joxewaat seen rendez-vous bi ñu joxewaat rendez-vous te man gis naa ne ñoom bi ñuy defar seen parce que tey Cheikh Dieng bu ma woowee naan ma candidat bi defaroon na sax liste bi ba pare mais liste boobu provisoire la moment biñ ma woo man su ma demee leer na ma ni beneen liste bi ñuy defaraat folkloo lay doon ma xam ne fa la jëm man tam 0 heure 1 heure du matin laa yóbbu samay dossier Lamine Gueye defe naa bu ko seetaanee mu may dégg parce que toog naa ba minuit ma woo suñu porte parole parti muy Xaali Gabon dina ko seetaan Xaali Gabon dama ko defal appel vidéo ni ko samay liste samay document mi ngi nii déposé gu ma ko fenn mais demain mooy dernier délai te ñii ñu ngi may woo mu ne ma kon defaatu loolu moom kenn mënatu ci dara demal nga coaliser ji nga liggéey ndax du yow kese yaa moom yëf yi danga am ñu topp sa ginnaaw ngeen war a ànd liggéey comme nag kii xawma ñaata at te xam nga ni kii moo ma mag kii borom kër la mi ngi yor jabar yor ay doom ay jabaram ay doomam te commune bi fii bu ma soxlaa téeméeri nit moom mii da koy génnee indil ma ko fii carte d'identité yi biñ ciy liggéeyee électorat bi li ma ci liggéeyal kenn liggéeyalu ma ko ci macha allah ñeneen ñi liggéey nañ mais moom mii jàmbaar la kon kii dama ko bàyyi muy flotté te ma am ku ma tàllal loxo bëgg sama parti aussi léegi ma ne ko nag Lamine mu ne ma ne ko ñëw naa alliés mais dinaa la wax leen coalition laa ñëw parce que ku dul parti démocratique sénégalais mënu ma ko liggéeyal ku dul Ablaye Wade mënu ma ko liggéeyal toujours ci parti bi jaune bleu bi laay sentir sama bopp keroog bi may def rentrée ci moom ñii ñëpp a ngi fa woon ay foulard jaune bleu laa dagg ne leen ku am jaune sol ku am bleu sol def naa mu ngi ci internet bi ñoom ñëpp ñu sol seeni jaune bleu ñu dem seeti ko muy bi muy def investiture am lii moo ma allié woo ak Lamine Gueye. maa ngi toogoon nag Serigne Ndianko doon jàmbaar doon ko baax te bu ne Ndianko ni Soxna Fatou ñooy ànd fu ñu dem Ndianko su ma nee la kan mooy Soxna Fatou lan nga may wax. waaw dina gàtt ndax Fatou seede si moom dafa am solo ndax dañoo bokk benn mouvement bu ñuy wax ànd defal Karim Meïssa Wade c'est un mouvement international moom mu basé ko si commune Pikine Nord bi nga xam ne man fi laa juddoo fi laa jàngee fi laa yoroo ñu ànd si di dox bu am solo Fatou bi ma koy xam daani ko dafa feebar moom comme ni mu ko waxee Wade yóbbuwoon ko Maroc mu faju bi mu ne ba benn instance parti bi xaw ko boucler donc si laa ko jot si réseaux sociaux yi attaqué donc si réseaux sociaux yi si la Karim Meïssa Wade mujjee jot loolu daat koy envoyé donc pour ñu daat koy jàppale li ma xam si Fatou mooy kenn gënu ko sonn si PDS dama ni fii mobilisation en terme de mobilisation Pikine gi yëpp laa dans le département de Pikine amul kenn ku ko mën a yóbbul ay nit permanence muy fii si Pikine kon Fatou wax dëgg yàlla respect boobu ñun loolu lañ xam si moom courage boobu lañ xam si moom woyef googu aussi lañ xam si moom muy ko am diine ba pare bëgg Abdoulaye Wade bëgg Karim Meïssa Wade donc loolu jàmbaar dëgg moo koy def te di génne xaalisam donc di jàppale gox bi jigéen ñeeg jàmbaar yi fi nekk loolu je pense que parti bu ko am dañ ko war a honorer mais boo seetee ba si biir tey problème yi yëpp ñu ko teg donc parti bi ñoo ko teg
te sama kanam seede laa si ndax dafa amoon ay mouvement di dajale ñu mel ni ñoom Malang ak autres une cinquantaine ñuy liggéey suba ngoon bu ñu demee créer seen benn waajoo xam ne moom moo créé waa ji ñoom ñu créé waa ji si kawam ba pare ni ko yow yaa koy jiite je pense que loolu c'est irresponsable par rapport à la politique la base dafa am ay choix léegi choix boobu tey jii Fatou Wade kenn gënu ko woon mérité bu ñuy def dara ñu woo ko ni ka lan mooy sa xalaat mais c'est le contraire loolu la ñu def ànd seeg seen benn lobby pour écarter ko li ñu ko écarter yëpp mooy dafa bokk aussi si benn plateforme des karimistes département de Pikine ñu ni ko ñii nga war a àndal waroo ànd ak ñoom mun leen lu tax parce que ñii ay xale lañ dama war a ànd ak ñoom ñu ni ko non parce que ñii bokkuñu si instance su parti bi kon dama jàpp ni Fatou bu ñu koy xeex ñun tey ji ñu xam li tax ñoom ñu xeex ko ñun nañ si war a taxaw xool si ba mu set wicc lii nag commune la il faut que ñu comprendre commune la ñi fi dëkk ñoo xam li fi xew te ku si am ndamit si commune bi nga yem si maire bi. waaw Ndianko macha allah bi nga toogee dégg tànnuñu Fatou candidat loolu la def yow. mi ngi doon raam ndax man gisoon naa ko waxoon naa ni ko Fatou si tu te prépares gis nga politique gis nga si processus nga xamee lu ne parce que am na ñu nu àndaloon ñoom ñu koy créé wax ni ko da nga war wàcc wax naa ko lu yàgg ni ko gars yi dañu lay xeex comme niñ may xeexee comme ni ñuy xeexee keneen mais nag il faut prendre tes responsabilités l'essentiel mooy commune démembrement wu état la yow fexeel ba boo fa duggee ngeen représenter la commune nga mën a xeexal gox bi donc loolu mooy li ëpp njëriñ moo tax bi ma ko gis en politique dama ne ko toujours da ngeen di préparer ni suba mën nañ leen créer échec mais échec boobu bu ñu la ko créer en politique da nga koy jël def ko lu positif tey fexe na ba bokk ak benn coalition mu wóor ni ko donc loolu wóor na ko mën a yóbbu si commune bi je pense que moo tax warul am benn regret donc ñoom def nañ li leen neex donc yow war nga leen yoonu politique nan la ndax commune dafa am ñuy def choix yi population yi la te ñoom ñoo xam donc kan la ñu choisir moom yàlla na bokk si ñuy choisir. amiin waaw macha allah tabaarkalla léegi ban engagement ngeen jël pour ànd ak Lamine. engagement bi mooy jëlee fi li fi nekk parce que Wade dafa yàgg di créer Wade tey jara bi fu nekkee Wade moom moo tax je pense que lépp lu fi jëli jara loolu fayu Abdoulaye Wade la parce que Wade daf leen defal ñëw fi wàcc campagne yëkk seen loxo ba ñu fal leen maire mais tey ji gis ngeen li ñu ko fayee ñoo nga sa pouvoir Macky Sall kon képp ku mën a ànd ak Lamine tey ji fii mu wóor leen c'est un poids pour ñu jëli fi waa ji dañu war a ànd si kii boobu parce que ñi ma gis fii mënuñu ko wàcce waaw ñi ma gis fii amuñu sax audace naan ay dañuy xëccoo maire ñu fal leen ni ñu ay maire mënut a nekk na gars yi ànd ak ñoom Fatou Wade mi coalition bi ñu dem battre parce que suñu. mais est-ce que ñun tànn fii PDS gars yi xam nañ leen. moom sax xamul boppam parce que li gën a bon ci politique mooy yow ña nga dëkkal sax maanaam booy dem campagne yow ak sa jabar ak sa benn doomay ànd je pense que loolu mooy politique wala dem ci terrain yi woo rajo yi donc du loolu mooy politique je pense que ku mel ni Amadou Diarra donc boo ko bëggee combattre da ngay être prêt il faut nga am le courage am fit ba pare donc xam luy politique mais toog sa kër donc ak terrain football yooyu rek donc gañewul gars yi de il faut nga am audacité politique xam lan mooy verbe politique ba pare nga xam ki ngay jàkkaarloo kan la et je pense que moom mënul daaneel waa ji kon nag bu mënul daaneel waa ji te ñu bëgg a daaneel waa ji nañ wuti ku daaneel waa ji su ko defee waa ji jóge fi parce que waa ji égal Macky Sall te bu fi toogee égal Macky Sall kon na fi jara jóge ñun si loolu la ñuy xeex kon ñoo ngi woo ñëpp ñu ànd ak Fatou Wade si ànd fal googu ñu àndale Lamine boobu suñu combattre ñu combattre waa ji loolu suma xalaat la man Ndiankou Diaw donc en tant que fils de ce parti en tant que karimiste et puis le courage bi ma am mooy kenn mënu ma dindi si la may wax man maa ni Fatou Wade loolu nga def baax na parce que loolu mooy payoor gi te boo leen ko defee Abdoulaye dina leen gërëm bu fi Amadou Diarra jóge ak Madické Niang Wade vous dira merci kon xeex leen ba Amadou Diarra jóge fi man loolu laa leen di ñaanal. waaw jërëjëf sëñ Ndiankou kaddu yi am na solo loolu macha allah yow soxna Fatou Wade yaa ko nekkal ci internet bi kon soxna Fatou li ñuy tëjee bëggoon nañoo xam ndax programme Lamine ak fitu Lamine ak liggéey Lamine mën na fay jëlee Amadou Diarra. ak Lamine lan nga forcé programme am ak lan ngeen waxtaan loo xam ne bu maanaam bu jëlee maire bi dana ko defal Pikine Nord. waaw jërëjëf maam Ousmane man xam naa ne Lamine ku am ambition la ku am tamit idée la te mi ngi préparé loo nga xamante ne man leer na ma ni ci kàttanu yàlla bu ci seytaane dugulee bis bu jëlee Pikine waa Pikine dootuñu jooy dara. parce que teg na ay projet Lamine bañ na ko ba danaan bu ngeen di waxtaan. ci terrain bi bu leen di faral di wax li may def parce que lu nit ki def te yàlla tax loolu da nga koy bàyyi ginnaaw nga fàtte ko ndax yàllaa tax nga def ko mais da ngeen a war a wax ambition bi ma am ci biir Pikine Nord ak idée yi ma ci am ak li ma bëgg a def ci biir Pikine Nord kon ku mel noonu li ma ci gis mooy nañ ko jàppale renforcer ko tey ñaan yàlla ndam ndax gis naa ne Amadou Diarra ragalul kenn waaye Lamine jaaxal na ko Lamine jaaxal na ko à tout moment mi ngi def sondage mi ngi xool mais gis na ni Lamine rek moo ko fi jaaxal gisul keneen ko fi jaaxal kon nag yàlla na turu wuyu borom Mouhamadou Lamine kon nag yàlla na am ànd ak Mouhamadoul Moustapha ak Seydina Mohamed ba biir mairie ba loolu laa koy ñaanal. lan ngay wax waa population Pikine Nord lan nga leen di woo lan nga leen di ñaax ngir ñu wote sëñ Lamine. waaw maa ngi woo waa Pikine Nord gépp militants et militantes ñëpp maa ngi leen di woo
di leen wax ne taxawaay bii ñu am ak engagement bii ñu am fu ñu taxaw ñu jox ñu suñuy kàddu proximité yi may ñu courage may ñu force noonu ñu ko waxee bu ñu demee ca mbañ gàcce ga nañ ko defee noonu ñu dooleel Mouhamadou Lamine Gueye yàlla jox ko maire bi ñu am changement biir Pikine lu waaye di jooy Pikine mu jeex assainissement yi fi ñàkk ak yeneen yeeg éclairage beeg sécurité beeg yépp yàlla jeexal ko fi lii laay ñaan Pikine maa ngi woo ñëpp di jaajëfal ñëpp ñi ma gunge démb ñi ma gunge barki démb ñi ma gunge tey ñëpp yàlla nañu yàlla boole defal ndam ñu am ndam li jubilé ko ca mairie ba maa ngi jaajëfal waa Mbacke Fall TV di ñaan yàlla seen télé bi yàlla na doon ay télé ak ay rajo maa ngi gërëm maalaam mi fi toog su ma sañoon sax mu jël kàddu waaye noonu mbir mee gàtt mais yeneen débat mi ngi ñëw maa ngi sant nag sama borom kër Imam Oumar Ly toujours duma tàyyi di ko sant ndax lépp lu ma nekk rek moom moo ma ci gunge ndax da diine daf ne sa borom kër bu ne la toogal nga toog bu ne la demal nga dem kon su ma ne woon toogal du ma toog fii di débat su ma ne woon toogal du ma nekk sur le terrain kon li bu sa yàlla na yàlla dëgëral sa taxawaay te yàggal la waaye maa ngi ñaanal sama waajur yi fi des wax dëgg yàlla ñaanam bokk na ci li ma téye waaye nag di ñaanal bu baax a baax sama secrétaire général maître Abdoulaye Wade duma noppi di ko ñaanal di ñaanal suma candidat Abdou Karim Meïssa Wade nañ ma taxawoo woon yàlla na leen yàlla taxawoo noonu ak képp koo xam ne nag membre nga ci Pikine Nord ci ànd fal Karim ñoom ñëpp maa ngi sant di gërëm ak sa waaj yi nga xam ne moo yor Jibril ñu ngi koy sant bu baax a baax taxawaayam rafet na engagement am rafet na ndax wax dëgg yàlla jàpp na ci waaw kon njànku ak staff bi Malam Bamba Fatfal Jara ñi ngi teew ñi teewul ñëpp maa ngi sant ñëpp duma lim ndax damay juum mais ñii dañoo mënul a ñàkk ndax ñu ngi nii toog mais nag maa ngi boole ñëpp cant ak ngërëm boo xam ne am na commencement mais amul fin toujours nag particulièrement à mon mari sama sang bi nga xam ne moo demee àjjana ginnaaw yàlla xam naa ne moo ma cay yóbbu maa ngi koy ñaanal ñaan gu amul àpp maam Ousmane nag yow moom ca kaw ca kanam yokk ba yëg ko waaw sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke yal na fi yàgg te wér waaye nag sëñ Abdou Aziz Dabaax ak sëriñ Babacar Si ñooñu dañuy samay wasila yal na nu yàlla defal tawhid ak taysir maa ngi jaajëfal télé bi di jaajëfal membre yi di jaajëfal militante responsable parti démocratique ñëpp maa ngi jaajëfal ñëpp di gërëm nag suma candidat Lamine Gueye di ko ñaanal yàlla eggale ko fa mu bëgg a jëm yal na ko yàlla jox ndam li te mu gën ci moom gën ci ñun ñëpp ñu yóbbul ma dem nag ca Ablaye Wade ne ko lii laa doon xeex pour kii fi nekk jóge fi nga am ndam kon nag yàlla na ko fi yàlla jële teg fi kii nga xam ne engagé wu naa ci moom muy ndamu Ablaye Wade di ndamu République des valeurs di ndamu askan wi tamit ñu am ci réussite totale lii laay ñaan yàlla na ko yàlla def te mu gën ci ñun ñëpp